taxaw mënatuñ ko fay baraw Thomas Sankara gisoon na bor yu ñuy sànk annulons la dette et relevons la tête nous on ne vit pas on s'accroche nous on ne vit pas on en souffre ñu partage vidéo yi partage leen vidéo yi may wax ndimbal gi may noot ñu may dugal ci pax bi gën a xóot amatuñu ndox mu tey jàngoro yi ñi ngi rey xale yaa ngi dee xiif jur mer mu dul giif annulons la dette et relevons la tête ñu may wax ndimbal gi may noot ñu may dugal ci pax bi gën a xóot amatuñu ndox mu tey jàngoro yi ñi ngi rey xale yaa ngi dee xiif jur mer mu dul giif annulons la dette et relevons la tête ñun dundatuñu leen jaar lu bare dañu xocc suñu njiit yi dundee politique googule banque mondiale tëral yore kàcc réem maanaam xaalisam ku deful ndig dërëm moom mu xañ la dërëm ñun dundatuñu jaajëf bëgg dañu xocc ñun dundatuñu jaar naa leen bu wér a wér vraiment di amati mbégte jàkkaarloog yéen waxtaan tuuti rek tey du ma yàgg parce que dama yéex a tàmbale dama nekkoon en communication dama yéex a tàmbale di leen bëgg lu bare mouvement dafa jot les patriotes waaw di leen bëgg bu wér a wér ak bépp patriote boo xam ne ak foo mën a nekk rek ñu ngi lay ziar di la bëggee waaw di leen xamal que ni liggéey bi day door a tàmbali wax dëgg yàlla ñu ngi encouragé bépp patriote boo xamante ne dagg nga sa yitte fexee dem jëmmal sa bopp ci xeex bi nga xam ni mouvement dafa jot mu ngi koy xeex dem jëmmal sa bopp ci li nga xamante ni opposition bi moo ko woote woon pour suñu carte d'identité pour démocratie am Sénégal waaw maa ngi leen di bëggee ziar Anne Marie Faye jaajëf Babs Carveyo jaajëf Safal Sapp bëggee bu wér a wér jaajëf Viviane Safi jaajëf Arona Niang bëggee waaw ngeen partagé vidéo bi dugal ko copier leen ko dugal ko ci biir mouvement dafa jot bu ko defee gaa yëpp ñëw parce que li ñu war a wax tey dafa bëri waaw li ñu war a wax dafa bëri mais dañ koy tënk rek comme ni ma leen ko waxee ñu ngi félicité bépp patriote boo xamante ni wax dëgg yàlla tey dagg nga sa yite saa su mouvement bi wootee te Sénégal lañ la woo nga dagg sa yite dem wax dëgg yàlla ñu ngi leen di encourager di leen féliciter di leen wax le combat vient de commencer la révolution mu ngi door a tàmbali révolution bi nii lay tàmbali lii mooy révolution kenn mooy woote gis nga affaire bi amul kan moo woote amul njariñ lan lañ la woo loolu moo am njariñ kan moo woote amul njariñ waaw kan moo woote amul njariñ mais lan lañu woote lan loolu rek moo am njariñ kon nit day am dégg-déggin woon nañ ci benn combat boo xamante ni nee nañ fii la fa étape bii la ñu toll Macky Sall joxeegul suñuy carte d'identité nationale mu ngi ko retenir volontairement retenir na suñuy carte d'identité parce que dafa calculer benn électorat boo xamante ni électorat boobu kese moo ko mën a arranger pour mu jàll dès le premier tour après la liquidation des candidats des potentiels candidats liquider na leen ba pare parce que procès Khalifa Sall bi man pour man mascarade la
mascarade kese la comme ni procès Karim Wade nekk woon mascarade procès Khalifa Sall bii mascarade la cosmétique la dong dañ koy juger nii pour la forme mais condamné nañ Khalifa Sall bu yàgg kenn mënul tere ba Khalifa Sall kenn du ko tëj plus de 5 ans kenn mënu koo tere du justice bi moo koy tëj moo koy acquitté libéré ko bu ngeen xoolee ni muy demee rek ñoo nga xam ne ñoo doon collaborateur am démb ñoo koy trahir ñëw nekk ay témoins à charge ñi nga xam ne ñoo war a doon ay témoins à décharge ñoo ñëw di doon ay témoins à charge sama gars yi dafa jot sénégalais yi yeewu na sénégalais yi xippi seen bët yi nañu xippi ndax ñun tey Sénégal boo xoolee secteur yëpp a feebar secteur yëpp a am cancer mais bu justice bi moom depuis Macky Sall nekk au pouvoir depuis que Macky Sall est au pouvoir suñu justice moo gën a feebar ci secteur yëpp nag justice secteur yëpp suñu justice moo ci gën a feebar da ngay xool rek jàpp nañ fi député muy Omar Sarr fekk nañ ko à 4 heures du matin incarcéré ko lu tolloog 2 semaines ci député sans lever immunité parlementaire CREI bii bu doon am nañ justice boo xamante ni justice digne de son nom la CREI duñ ko fa yëkkati buñ koy yëkkati magistrat ñoo waroon njëkk a bañ ne non lii c'est pas une juridiction am nañ ay juridiction Karim Wade assemblée nationale lañ ko doon yóbbu ñu entendre ko ah ñu ne déet na waay radiation Ousmane Sonko gis ngeen na mu demee gis nañ ay lépp ay fausse preuve ñu ñëwati tey Khalifa Sall ah ñu ñëw taxaw bëgg ñu defal ay mascarade ci caisse d'avance boo xam ne moom Macky Sall ak doomeeraam ji Youssou Ndour ñoom ñëpp ñam nañ ci ah ndax Khalifa Sall wax nag ñan affaire bi am na fu muy toll ay noonoo sutura amul ñi ngay suturaal ñoom suturaaluñ seen bopp parce que ñëpp Abdou Mbow bu kattee ndeem toog fii ci télé bi naan musul journaliste la woon ah non mais c'est grave ziar Thierno maam Thierno bëggee naa la lu bëree bëri ziar Ndeye Aza suñu justice tey dañ koo tënk comme xar Macky Sall dafa tënk suñu justice bi waxuma loolu procès Khalifa Sall bi pareegul ñu jël Ousmane Kële nuñ koy waxatee Assane Diouf ci koo xamante ni jusqu'à l'heure où je vous parle Assane Diouf neewuñ ni lii lañ ko toppee te xoolal man maa leen ko wax fii nee nañ le 6 mars lañ koy jugé kenn du ko jugé parce que le dossier est vide maître El Hadj Diouf wax na ko nee na son dossier est vide kenn xamul lan lañ ko jàppee kenn porté wul plainte ñu bëgg ñu sonal kon sama gars yi dafa jot gars yi xam nga wax ak magistrat yi quoi benn instant dafa jot gars yi wax ak magistrat yi lañu war a waxal comme ni ko barke démb le frère bu doon waxee justice bi tey dafa am ñoo xam ne dañoo tëdd ba magistrat yi dañoo tëdd ba daanu ci suuf am na ñoo xam ne nag ay bañkat lañ bañkat yi buñ doon 100 maanaam magistrat yi buñ doon 100 mën naa ne 5 ñoo ciy bañkat 95% des magistrats yëpp ay corrompus lañ 95% des magistrats ñëpp ay corrompus lañ ay Henri Grégoire Diop ay Antoine Diome ba ci waa ji nii ñu naan moo nar a jugé Khalifa Sall lamat xoolal lamat barke Serigne Bamba day tëj lu Khalifa Sall ba damm caabi ji may wax ñu naan ay imam laak te dañ koo galañ tëddal ko teg paaka ci put bi moo tax gis nga nit da ngay am intégrité am dignité am intégrité xam nga lu ñuy wax intégrité
kenn du mën ci yow dara kenn du la mën a jënd mais procès bi man pour man ah gars yi dañ ko war a boycotté waruñu défendre Khalifa Sall parce que défense bi yëpp yaa xaalis la dañuy tëj Khalifa Sall kenn mënu ci dara Macky Sall la ko décidé te loolu mooy am kon su ma gisee partisans yi naan dañuy dem xam nga di kër xam nga xeex bi moo nekkul foofu xeex bi moo nekkul à chaque matin ngeen yeewu 4 heures du matin ngeen yeewu di dem ay palais de justice xam nga di toog di déglu ay mensonge di déglu ay bobaar parce que bu fi procès Karim Wade jaarul woon sax ñu mën a wax bu procès Karim Wade jaarul woon fii dossier yëpp muy dossier Karim Wade di dossier Assane Diouf dossier Khalifa Sall lépp gars yi dañ ko salfaañi ba ci yéen avocats yi avant ñuy juger Khalifa Sall ba ci yéen balaa ñoo juger Khalifa Sall seeni propre droit dañ koo jalgati ngeen bëgg ñëw ba ci procès bi duñ jalgati seeni droit ah di éliminer ba ci maître El Hadji Diouf dañ na ko yow mënatoo nekk avocat éliminer ko di procès ngeen bëgg continuer di dem ci ay procès affaire bi résistance la laaj résistance Khalifa Sall résistance moo koy libéré Karim Wade résistance moo koy dugal ci réew mi lu leer laa leen di wax nag te Ousmane Sonko mii nga xam ni booba léegi maa ngi avertir booba léegi man maa ngi avertir nag te Ousmane Sonko xoolal su naree bokk ndey ci élection yi yàlla xoolal barke Serigne Touba Macky Sall du permettre Ousmane Sonko di bokk ci élection yi sondage yi Macky Sall a ses propres sondages xam na ni Ousmane Sonko c'est un très grand danger pour lui buy pare ci Khalifa Sall il a déjà trouvé les moyens boo xamante ni foofu lay xaar Ousmane Sonko xam ngeen fan la mooy parrainage yi système de parrainage système bu parrainage foofu lay xaar Ousmane Sonko parrainage mooy lan mooy que ni dañu lay laaj 10 000 signatures yoo xam ne voilà comme ni ñu defoon Youssou Ndour que ni woy da nga koy indi pour mën a nekk candidat comme Ousmane Sonko bleu la musul nekk candidat day dem déposer conseil constitutionnel bu demee déposer conseil constitutionnel lan mooy xew dañ ko naan woy sa signature yi bii ak bii ak bii ak bii valableul kon yow mënatoo nekk candidat te conseil constitutionnel bu xasee ba ne ko mënoo nekk candidat rek amul lenn lu koy dindi foofu la ñuy xaar Ousmane Sonko Macky Sall ñemewul candidat il a peur yàgg naa leen ko wax gis nga tapet la moo tax daf ñoo kott tapet bi ñuy nekk xale boo doon xeex ak tapet bu la kottee dee nga am nga problème parce que du la bàyyi Macky Sall nag noonu la ñu def dafa kott opposition bi kott askan wi teg ci moo tax affaire de militantisme ñun waa dafa jot dañ ne dañ koy tegee ne affaire de militant man Idi laa man Karim laa man Sonko laa bis bu ngeen tasaaroo dem billahi Macky Sall duma leen te bu boobaa ngeen di bëgg nag léegi woote révolte ne noo kaa leen dimbali ñu kaa leen ñu bañ bu boobaa c'est trop tard li nga xam ne moom la ñu nar a mujjee nañ ko njëkkee wàcc ndey ci tali bi jaayante kook ñoom révolution ñun ay révolutionnaire lañu mouvement dafa jot ay révolutionnaire lañu moo tax nañu jël affaire de militantisme tegee ko de côté militantisme moo tardé Sénégal xoolal tey mbooloo mi génn noonu yëpp mbooloo moomu mag ndaw génn révolution dafa yomb waxuñu kenn na toj bopp kenn waxuñu kenn na rey kenn wootuwuñu violence mais dafa am loo xam ne ñoo ko moom suñu àq la tey sa kër baay laa wax munoo fa nekk di joxe yow dépense bi déjà yaa koy joxe yaay xëy di liggéey di ko joxe nga wàcc war fa fekk ndey sa añ ñu naan laan nekkoo fi woon loolu du waxu nit sa propre kër baay nga dem xëy wàcc ñëw ñu ne la añ nañ ba pare te yow yaay joxe dépense bi mais carte d'identité yi suñu xaas lañ ko defaree
Macky Sall moom mooy kan ba moom mooy imposer lu ko neex Macky Sall moom mooy kan ba moom mooy tànn benn affaire xam nga tey ñun ñu ngi coow carte d'identité yi matin midi soir dinañu joxe carte d'identité yi dem leen jëli seen carte d'identité mais bu ñu demee jëli carte d'identité yi yëpp la Macky Sall bu ko joxee Aly Ngouille Ndiaye mii nga xam ni c'est un escroc de premier degré un grand délinquant de la République nekk suñu ministre de l'intérieur war a organiser élection yooyu te nekk membre de l'APR un cadre de l'APR koo xam ne dafa am base politique fële ca Linguère Daara Jolof moom foofu mooy base am di dem réunion APR war a organiser élection yoo xam ne moom mooy arbitre bi te élection dafay non mais c'est waxi carte d'identité yi nañ ko tegee na lee carte d'identité yi na ko Macky Sall joxe te waxuñ nday ci ay Aly Ngouille Ndiaye y a des problèmes plus sérieux man je vais au-delà man je vais au-delà des cartes d'identité billahi au-delà des cartes d'identité mooy man li may laaj mooy gis nga ni man déjà jot naa sama carte d'identité Macky Sall voté lu ma la maa tey je ne voterai pas pour toi que ça soit clair voté lu ma la yéen ñii jot seen carte d'identité xoolal mën nañ demee ak moom élection nii mais à une seule condition bi mooy Aly Ngouille Ndiaye déjà du nekk ndey suñu organe kooku moom xel xalaatu ko waruñu ko nangul kenn beneen bi mooy conseil constitutionnel sept sages yooyu noonu xaw ma 7 sages xaw ma lan conseil constitutionnel bi nga xamante ni guddi yiñ toll nii est-ce que yëg ngeen ni conseil constitutionnel am na pouvoir ne Macky Sall defal 10 ans sa mandat bi dañ koy yokk 10 ans mu doon 10 ans est-ce que yëg ngeen loolu yéen balaa ngeen di wax ay waxi carte d'identité ay waxu nangam est-ce que xam ngeen ni conseil constitutionnel bi ne élection yi nga xamante ni législative yi nga xam ni Touba kenn voté wu fa mais quand même jox nañ victoire PDS xam nga lu tax parce que dañoo bëggoon camoufler sàccu Dakar bi la ñu bëggoon camoufler la Sénat est impliqué jusqu'à la moelle conseil constitutionnel ay apéristes lañu Macky Sall da leen jox ay privilèges yu àdduna yu dul jeex ñu bëgg a dem ak ñoom élection naan nañu jëli carte d'identité yi dem leen jëli carte d'identité yi ñu jëli carte d'identité yi dem ak moom ci condition yi mu duma leen kooku dafay leer même bu ngeen ko gañee ñu wàññi ay xob supposons damay supposer rek ma xool Abdoul Mbaye par exemple parce que su ma waxee Karim Wade wala Khalifa Sall ñu ne waa mooy sama candidat Abdoul Mbaye jiitu na Macky Sall Idrissa Seck jiitu na Macky Sall ñu wàññi xob yi Abdoul Mbaye am 1,5 million de voix Macky Sall am 1 million de voix c'est très simple pour Macky Sall gagner parce que conseil constitutionnel mooy ñëw taxaw ne voix yi yëpp baaxul dindi ko am na pouvoir boobu. Merci Père Ousmane Dramé la rue nañu wàcc envahir rue yi yor suñuy kudd chinois ay kubéeri cin di diri ndeem ci mbedd bi waaw def bruit nag comme na ko waa Argentine defee woon assiégé xoolal di fa lekkee di fa naane ñuy ayante nag waaw lal suñuy mer gàddu comme Macky Sall na ko bëggee defee woon ut suñuy mer gàddu jéemi bu ñu dóor ñu fayu parce que amuñ droit dóor ñu loolu moo ñuy may suñu souveraineté parce que Macky Sall ci déshonoré peuple am la dëkk te juum nañu sama gars yi juum nañu ba Macky Sall amaat 2e mandat wallahi di ngeen dund loo xamante ni di ngeen gis loo xamante ni xoolal da ngeen naan non lii nag moom jaratu ko xaaral ma gàddaay da ngeen di gàddaay yéen ñëpp génn ndey Sénégal barke Serigne Bamba parce que bés bu faluwaatee objectif am
gis nga Macky Sall bu falluwaatee est-ce que xam ngeen luy doon sa objectif am Macky Sall falluwaat na objectif am mooy 3e mandat du liggéey ñu perte benn 15 ans yoo xamante ni tey léegi Sénégal koo xamante ni Macky daf ñu yàpp quoi Macky Sall da nga ñu yàpp barke Serigne Bamba da ñoo yàpp man ba nga taxee di wax ay émergence 2035 rek parce que yow PSE bii ngay bàkkoo yow ak waa APR fallu ñu leen pour ay affaire de PSE yoonu yokkute nga proposé yow da ngaa trahir ña la voté loon yow Macky Sall da ngaa trahir ña la voté loon da nga leen a trahir parce que traître nga waaw tu as trahi ñi la voté loon da nga indi yoonu yokkute bi parce que gëmoo ko woon yoonu yokkute en fait en réalité du woon programme mais profession de foi la lan mooy profession de foi mooy yéeneem Macky Sall benn yéene la jël benn livre la jël bind yéeneem nee na gëwuma ni sax yéeneem la mais bu mu defee 2 ans xam na ni yéeneem bii lii mënul nekk mu dem jël 2 milliards ci suñu xaalis dem fay pour benn torchon boo xamante ne ay sénégalais ñoo ko liggéey sax ay sénégalais ñoo ko liggéey mais terewul dem na ba France fay ci 2 milliards pour ñu defal ko PSE bi nga xam ne mbalit la PSE bi Fatick ga mu dëkk lan la leen ci defal sarap ndeem ana waa Mbour lan la leen PSE bi defal tous ana waa Tiwaawan lan la leen PSE bi defal benn salle de conférence boo xamante ni ñoom sëriñ ci sant si ñoo ciy dugg toog yow citoyen bi te dëkk biir Tiwaawan salle boobu ban njëriñ la amal salle boobu Macky Sall dem tabax biir Tiwaawan naan xawma lan waxi dof tax tekku fa salle boobu noonu lan la amal njëriñ benn citoyen boo xam ne moom Tiwaawan xam nga da koo ñor ville bi da koo ñor du ci mës a dugg parce que déjà cérémonie yañ fay def yëpp sëriñ si ñuy ñëw Macky Sall léegi boo ñëwee ñu ne la non fii kilifa yi ñoo fiy dugg ba pare ñu ne yéen Tiwaawan lañ ko defal di leen ko naxee yeewu dafa jot Assane Diouf wax na leen ko waxati na leen ko yeewul leen Macky yow xam nga ñi nga mën a nax mais man munoo maa nax Macky Sall am na ñoo mën a nax mais ñun yeewu nañ de Assane Diouf yee nañu munoo ñoo nax voilà parce que ñun fa Assane doon waxee dañ ko doon dégg démb ana ndey Ablaye Sylla biñ doon coow Ablaye Sylla bu Ecotra nga xam ne day dugg biir trésor Marème Faye Sall Ablaye Sylla boobu xoolal bu ngeen gëstoo ba ci biir peut-être non la waaw koo xamante ni contrat yi nekk Sénégal yëpp marché yëpp Ecotra moo koy gagné marché mbalit marché tuyauterie assainissement courant lépp Ecotra moo koy gagné Ablaye Sylla boobu war nañu liggéeyante ay dossier am Assane Diouf fexe nañ bañ la ko ràpp waxul kan mooy Ablaye Sylla waxuñu ci Ablaye Sylla te man doon na ma neex Pape Alé Niang nag am na lum ñu wax ci Ablaye Sylla ñu ngi koy jéem a créer ak a sànni sama gaay nañu yeewu ñun waa dafa jot de Assane Diouf yee nañu nelawatuñ de barke Serigne Bamba xam nga kam moo nelaw mais ñun dinañ yee sénégalais yi ci nu ñu mënee buñ ñu déggee baax na buñ ñu déggul baax na man mii di wax nekkuma Sénégal réew mii ma ne billahi wallahi taalahi mën naa fi dund 50 ans duma dem Sénégal 50 ans mën naa ko fi def laa wax duma dem Sénégal sama lépp ngi fi sama lépp li ma fi am awoo ko Sénégal Assane Diouf noonu bu ko neexoon day tëj làmmiñam ba néega ni kon heure bii mu ngi biir États-Unis mais su ngeen di wër di yàq ndey der di wër di duul xam nga segam Assane Diouf moo dégg lu ne nag asuma laak ñun duñu leen tontu duñu leen faale dañuy nekk si liñ nekk parce que du ngeen ñu distraire dañoo nekk ci benn dynamique di teg ay action di poser ay action
ñii di ma sonal fii ci ay affaire de waaw xawma lan ak waxi dof ñun Sénégal moo ñu intéressé te ci loolu rek la ñuy wax ñaata détenu politique nekk biir Sénégal ku ne mbiip ñu ne la ràpp dañoo dañu lay tëj di la ko menacé waaye tëj leen ñëpp moo tax dañu war a def tous pour un pour tous loolu mooy dëgg tey kontaan naa ci marché bi kontaanuma parce que balaa ma doon kontaan ci marché bi organisateur bi danaan ñun ñëpp dañooy niroo li ñuy sol bu fi kenn wax retouru Karim bu fi kenn wax libéré Khalifa Sall bu fi kenn wax leneen nañu wax fippu révolution balaa ma doon gën a kontaan doon am loolu ci organisateur yi ñu wóor na li ngeen di wax dëgg la ci yéen ma xam ne yéen bëgg ngeen Sénégal dafa jot de looloo ko tax a jóg mouvement dafa jot conscientiser nit ñi ba ñu yeewu conscient ñu conscient comme ni ko père Ousmane Dramé di waxee le réveil des consciences parce que ku conscient dong mooy xam ni patriotisme moo féete kaw militantisme maar abu kenn du laam-laame bëggam Ablaye Wade mais patriote la Assane Diouf kenn du laam-laame bëggam Ablaye Wade nëbbu ko kenn du ko laam-laame patriotisme dong ñun loolu la ñu woote nañu doon patriote ngir yàlla nañu doon ay patriote nag doon ko yomb na yombul parce que naafeq moom mënul doon patriote ku ci mel ni ay Blaise Diagne ñooñu duñu ay patriote man gawma leen ñooñu noonu waaw ay Blaise Diagne ak xawma kan ak kan gaa yooyu nga xam ne ñooñu doon jël suñu maam yi yéen ngeen foo ni tubaab yi dañ daan ñëw di ñu coloniser ñan ñoo leen ko doon yombalal mais ay naafeq yoo xam ne ay sénégalais lañu ay naafeq moo tax bu ma jegee ñu naan Sénégal xawma lan pays de la teranga pays boo xam ñun dañoo am jom dañoo am ngor lan ban jom fan lañ ko amee amuñ ndey jom bu ñu amoon jom Macky Sall lii muy def xoolal jëlee nañ ko ndey ci pouvoir bi bu yàgg bu doon peuple laa wax man brésilien yi bu ñu ma nee ñii ay patriote lañ dañoo am jom dinaa ko gëm les brésiliens suñ ma nee ñoom ay bañkat lañ parce que Dilma Rousseff ba mu bëggee sal faaxe ci lu ndaw laa wax gars yi dañu tëbal ndem destitué ko loolu mooy réew Afrique du Sud laaj leen Zuma ci ay pot de vin loo xam ne matul sax 500 millions matul 1 milliard waaw mu jël ko rek defaree ko këram xoolal gars yi tongal ndeem ne ko da ngay génnee morning bi wala ñu destituer sa ndey mais ñun balaa maa dee lu ñu lay njëkk a wax dañ lay tàccu d'abord boo nekkee président di sàcc di liggéeyal la France dañ lay tàccu il t'applaudissent ba pare ne la sa tegal la si nag waaw yow sa ndeyee liggéey cottu ndey boobu ndey liggéey laa wax man bu fekkente ni ay nit dañuy ñekk may ñëw di dundee loolu mooy sama liggéey ndey yàlla bu sama ndey liggéey ci kër àddina nañu bañ a verser dans la facilité sénégalais moo am ay moyens facilité tubaab yi bu ñu développé ba néga ni balaa maa dee tamit xam nga benn affaire am na il ne faut pas que ñu ñuy taxer de raciste ñun duñu ay raciste man awma problème ak équipe bu France wala déggal ak français wala espagnol wala portugais wala dara awma boobu problème lu leer laa leen di wax awma boobu problème man duma raciste ay tubaab la ñuy nekkal dañoo doon ay patriote bëgg seen réew mais ñun ñooy doomeraam yoo xamante ni tubaab bu ñëwee bu jugee dëkkam ñëw biir Sénégal ñu gënale ko suñuy propre mbokk ñun sénégalais ñun man du ma wax africain mais ñun parce que yeneen dëkk yi xawma leen mais sénégalais yi laay waxal
sénégalais tubaab mooy jóge ndey fu xaw ma fu mu jóge ci àddina bu ñëwee ñu gënalee ko suñu jël ñëpp teg ndey ci suuf jël tubaab bi teg ndey ci kaw parce que tubaab la sénégalais mooy def loolu lu tax ñu leen di saaga lu tax pourquoi ñuy insulter Macron dafa am fulla France dañ ko élire pour mu defar France actuellement France soxlawul ay infrastructure France soxlawul ay tali soxlawul ay xawma lan ak lan xam nga lu mu soxla économie luy tenir économie am ci loolu lay dox Macron ñëw Sénégal tibb ndey lu ko neex dem ñi ngeen ne Macron dooméram la kan moo ko permettre ki ko permettre mooy dooméram ji moom la ñu war a téegal ndeyam ki ko permettre ki permettre Macron ki permettre Macron dugg ci biir réew mi def lu ko neex jël lu ko neex dem mais kooku mooy lâche kookoo bon te bu ngeen dégloo am na benn journaliste bu ko wax France 24 xaw ma France 2 financement bi yëpp liñ ne ñoom dañuy financer ñoom dañuy financer suñu éducation boo déggee moom ni mu ko expliqué man damaa tiit mooy que ni nee na Sénégal pays la boo xam ne à 99% musulman la buñ ci jiituwul Arabie Saoudite Qatar Dubaï nga xam ne ñoom bu ñu ñëwee financé ko ay madrasa lay doon déglu leen de loolu la madrasa lay doon maanaam ay école arabe lay doon moo tax ñoom léegi dañuy jiitu ñooñu ñëw teg benn programme boo xam ne programme seytaane la ay madrasa du fi am moo tax programme seytaane yooyu Macky Sall indi ay daara moderne xaw ma man je suis d'accord pour ñu moderniser daara yi parce que ay yalwaan l'islam sant ko ndey kenn l'islam santul kenn naan xale da nga war a toj xolam sant ko kenn sant ko kan la ko fan la ko bind nañu génnee xadis wala aaye ne alxuraan moo ne xale dañu war a toj xolam xale da nga koy jox bànneex mu xam am ay souvenirs yu neex ne man de ba ma nekkee xale dañ ma daan neexal man ba ma nekkee xale mais jël ko sànni ko ndey ci àll ba muy yalwaan nga ni noo dañuy toj xolam yenn sëriñ daara yi nga xam ne xamuñu sarap ndeyam ñi ci bëri ay pédophile lañ ñi ci bëri nag waaw moo tax modernisation boobu man je suis d'accord mais pas ak Macky Sall parce que Macky Sall ni mu ko bëgg a defee la ñun duñ ci d'accord parce que dañ ciy laxas leneen dugal leen ay programme yoo xamante ni programme mu seytaane la jullit yi ñoo war a jël loolu waroo leen xaar sax état ci loolu pourquoi musulmans yi ëpp biir Sénégal ba pare di xaar état pour moderniser ay daara ñoom ñoo war a jug jël seeni moyen bopp moderniser daara yi bàyyi gu xale yi ñuy dóor ba seen yaram di dagg yalwaan bi moom bu révolution bi tàkkee day dakk moom kooku moom sëriñ bu fa yalwaan na ci xale dinañ téegal sa ndey ak foo mën a bokk nag sëriñ daara bu santati xale bu révolution bi tàkkee loolu moom personnellement loolu dañ koy engagé wu moom yalwaan moom day dàq biir Sénégal franchement waaw ngeen liggéey bu leen leeree ni yéen buñ leen laajee lan la ñuy wax woy xale yi kan moo leen di dundal mais vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas amoo moyen boo leen jàngalee amoo école amoo dara demal nga liggéey yi demal nga defi maçon nga dem def pousse-pousse mais pourquoi pas sax nga dem di def ay cours à domicile ñu lay fay da ngay jàngale da nga naan lii liggéey laa koy def defuma ko fii sabilillahi dama koy def parce que dama ci bëgg dundal sama njaboot mais nga waxtaan ak parents yi ngay def ay cours à domicile mais bëgg a toog benn bërëb tayal bay bëgg a dee jàngal xale yi sax du ngeen ko def ay taalibe kii yu mag ngeen di jël jox leen ko ah ñoo leen di sax ñoo xam ne seen allio gaa bënn Sénégal li ñu war a defar moo bari li jot Sénégal dafa bari
mais li jot dëgg-dëgg mooy naafiq jeex Sénégal ndax Sénégal sama gars yi dafa bëri naafiq Sénégal boo gisee lu tax muy naqadee defar parce que je suis un peu sceptique xam nga di dem bëre ji naan est-ce que kii mën naa koo daan wala mënuma koo daan xam nga loolu kenn du ko def di dem bëre ji naan mën naa koo daan wala mënuma ko daan bu dee Macky Sall rek man moom ragaluma ko Macky Sall bu fekkente ni gars yi takk nañ seen fit xam ne du lekke du reye du defee tous tëj kaso rek lay def tëj kaso góor yàlla yëpp dugg nañ kaso ñun dañ ko war a xoolal bu ñu jàppee tëj dañ cee war a fier mën nañoo jàpp ñun ñëpp nañ ñu jàpp tous pour un pour tous loolu rek lañu war a def wàcc ci tali bi xam nga képp kuy génn këram nag révolution bi dafa yomb quoi képp kuy génn sa kër da ngay jël sa mbubum parti nga wàcc ko foofu noonu nga jox ko sa yaay ne ko yaay sama mbubu militant mu ngi nii teel ma ko maa ngi ñëw yaay booy sama mbubu militant mu ngi nii teel ma ko maa ngi ñëw mu teel la nga génn sol sa silettement patriote mooy sa ruux li tax nga doon sénégalais patriotisme doon ay patriote ñun ñëpp kenn du identifier kan mooy kan kenn du identifier ku bëgg Karim Wade kenn du identifier ku bëgg Khalifa Sall kenn du identifier ku bëgg Ousmane Sonko kan la ñuy identifier patriotes yi dañ naan ah télévision française yeeg américains yi ñëpp ñëw bu ñuy filmer dañ naan les patriotes sont là duñ ne les militants de tel parti les mille déedéet dañ naan patriotes yaa nga nële jàmbaar yi waaw démocratie moo maye démocratie la moo maye nit ki am ku mu bëgg loolu kenn mënu ci dara pourquoi ngeen jàpp ne ku bëgg politicien rek dafa bon mais fan lañ ko bind naafiq kese mooy taxaw di wax ñëpp a yem yéen a gën a xam ni kat ñu ndeem yemuñu ba ci benn famille laa wax papa day tudd nuñ koy xatee Demba Waar ndey tudd Dégeen Mbuub wala leneen ñu jur juróomi doom mais juróomi doom yi kii mën na ci am ñeent ñoo xam ne dañoo bon kenn baax ci juróomi doom yooyu mën na am ñëpp baax juróom yi gis nga yàlla moo bind tey yemale wul kenn ku ci nekk da nga koy xool sa famille naka la nit di bokk ak nit ndeeg bàyyi foog fa bokk fañ fekkolal fañu sosoo ñoo bokk benn géño bokk benn ndey bu leen wasin kii njool kii gàtt kii ñuul kii xees loolu gis ngeen ko wala mosoo leen ko gis ngeen bëgg a taxaw léegi ñoo xam ne xamante wuñ ca Adama ak Awa Idrissa Seck lan la bokk ak Khalifa Sall bay yem ak moom Khalifa Sall lan la bokk ak Karim Wade bay yem ak moom Ousmane Sonko lan la bokk ak xawma kan bay yem ak moom lu tax ngeen bëgg ñoom ñëpp ñu yem naafiq baaxul te jugement de valeur day dugal ni mën dugal nit sawara parce que loolu wax lu la wóorul la gis nga politiciens yi nii man ñoom duñu som ay problème parce que système moo leen mën a defar ñun ñëpp même système bi moo ñu defar dañuy waxante dëgg quoi nous sommes à l'image de ces politiciens mani nous tous nous sommes à l'image de ces politiciens parce que école bi ñu formé yar bi ñu yaree moo mel noonu mën nga intègre ñun ñii man mii di wax mën naa intègre maa ngi nii di wax di réy làmmiñ mais suba bu ñu ma dénkoon nguur gi exemple ak privilège yi si nekk ñëpp su ma nee nii mooy loolu xalamkat yi ñëw di la xalamal mais nguur day def loo lan lañu war a def mooy lan moo waral loolu mooy le système bi moo leen permettre
moo permettre tey Macky Sall di def lu ko neex. Le système sénégalais est très 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 mauvais. C'est pas les hommes. C'est pas les hommes. man de gëm naa ni sama aqulaay temps la système bi buñ ci jëloon def ci xolal ab sëtu Alaaji Malick laa wax wala sëtu Baye Niass wala sëtu Cheikh Ahmadou Bamba ni Macky Sall rek lay def kese parce que Ablaye Wade par exemple Ablaye Wade lan moo ko gën a daanee mais abus du système malgré que Abdoulaye Wade daan na génn di téegal ndey tubaab yi foofu rek la uteeg kii nii nekk fii Macky Sall foofu la uteeg Macky Sall Abdoulaye Wade daraan génn fu mu mës a dem tubaab yi duñ ko yab moom daraan waneeg patriotisme am fépp mais tout n'était pas parfait parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Est-ce que yéen a ngi may dégg bu baax kenn matul si Ablaye Wade nag dem na tey jii nii bay dugg ci ay problème di def loo xamante ni amaana mais c'est le système parce que système bi moo ko may ji naa ci alxuraan Ablaye Wade su fekkoon Sénégal système boo xam ne mel na ni système mu France wala système mu Allemagne wala système mu Amérique non heure bi waxatuñ ko. kon sama gaay lañu gën a doon patriote resserrer les ceintures xam nga takkaat ndigg li bu baax xam ne liggéey bi mu ngi door a tàmbali xam nga sénégalais maanaam moom xelam bu gàtt daal moom foog na ni jàpp na ni actuellement il se suffit quoi dem liggéey am sa benn salaire 200 000 waaw loolu doy na la quoi pendant 20 ans ngay fayeeku 200 000 pendant 20 ans non c'est peut-être xaw ma lee yenn yi manque d'ambition la xaw ma lu mu doon je ne sais pas xam nga waaw man maay joxe dépense jéemuñu xool exactement naka la ñuy développer naka la ñuy avancer ren normalement boo amee chiffre d'affaires 1 million déwén war nga mën a viser 2 millions noonu di yëg di évoluer mais Sénégal ñi fa liggéey seen alal bëriwul moo waral léegi lan moo xew pour bëgg a tekki léegi da ngay politique léegi Sénégal boo bëggee tekki da ngay politique moo tax ñun ñu ñuy jiiñ politique mais da ngeen xamul rek man de wax dëgg yàlla su ma bëggoon politique ndax xaalis ma ko doon def ndax xaalis man Galsen laa wax damay dem ci parti au pouvoir kooku dama bëgg mu leer su doon damay politique ndax xaalis su doon man damay politique ndax xaalis mais damay dem ci ñoor xaalis heure bi Karim joxewul tus Khalifa boppam la tal Idrissa Seck a ngi noonu taxawaalu Ousmane Sonko mu ngi noonu moom tam li Macky yi joxe ñoom joxe wuñ ko de su ma doon politique ci Macky Sall laa jëm waaw proposé nañ ma ko nag man su ma doon politique damay dem ci parti au pouvoir coow li du bëri xeex bi bëri na fa parce que xam naa li may wax man billahi wallahi taalahi suba su ma bu ma leen woowoon ñi ma nekkal fii APR Macky Sall buy wàcc teeru xoolal ñi dem di teeru rek li ñu leen di jox asuma laak nag ñi nga xam ni dañoo nekk ci kii yi xaalis bu weex tàll lañ leen di jox mais maa ko dul lekk man lu ma lewul du ma ko lekk lu ma lewul man bu ma ko lekk ndax sama biir bàmmeel dinañ ma ko laaj kon nañu bàyyi yàq der bi wax dëgg yàlla tey wax dans ci l'essentiel nañuy wax toujours ci essentiel suñu problème du ay problème mu carte d'identité du ay problème mu xawma lan ak lan Aly Ngouille Ndiaye moom
bu yaakaaree ne mën na wax ba organiser ndey suñu élection mu ngi nax boppam dañ ko ci dul bàyyi moom Aly Ngouille Ndiaye dañ la dul yow Aly Ngouille Ndiaye dañ la dul bàyyi Aly Ngouille Ndiaye man maa la dul bàyyi yow ngay organiser suñu élection à cause de quoi Macky Sall mii nga xam ne moo la fa fal mooy président APR ñu war a jàkkaarloog moom nga ne yow yaay arbitré cottu ndey loolu duñ ko nangu barke Serigne Bamba duñ ko nangu ñun ñoo dul nangu loolu beneen bi mooy conseil constitutionnel bii waaw conseil constitutionnel bii xaw ma conseil constitutionnel xaw ma conseil lu mu doon kon sama gaay révolution dafa jot sama gaay révolution dafa jot révolution gis nga gaay yi nekk di ñii ñu ngi kaas góor jigéen ñii ñu ngi xeex franc CFA ah ñii ñu ngi xeex ñu ngi naan France dégage ñii ñu ngi xeex ay APE ñii ñu ngi xeex justice à deux vitesses mais loolu jële fi ndey système bi kese moo ñu ko mën a may changer système bi kese changer le système moo ñu mën a may lépp fa law mën naa nekk c'est possible avec dafa jot kon sama gaay comme guddi na fii wax dëgg yàlla kontaan nañ bu wér a wér tey ci marché bi balaa mu doon gën a neex ñëpp booloo sol benn mbubu muy patriote bind ci sax buñ ci sax bind turu benn mouvement wala benn entité nañ ko bindee les patriotes kese waaw tuddee ko les patriotes kese ñëpp wàcc doon benn say takkandoo benn say duñu saagar duñu kii duñu def violence waaw mais li ñu moom am nañ sañ-sañ na nag wax dëgg yàlla comme ni ma leen ko waxee sànq sa kër baay boo fay joxe dépense mais am nga sañ-sañ laaj sa añ am nga sañ-sañ ne sama añ mais su ma déggee yenn mouvement yi naan man duma ànd ak politiciens yi man billahi wallahi taalahi musuma am carte membre musuma am milité ci benn parti musul am mais tey duma taxaw naan duma ànd ak politicien di leen xeeb wala dara mel ni politicien du nit pourquoi def amalgame wala discrimination duma ànd ak politiciens yi wala duma ànd ak nangam loolu discrimination la tudd nag loolu mooy ak man duma ànd ak tukulóor duma ànd ak joolaa duma ànd ak soose ñoo yem doon sénégalais rek moo wóor ñun ay patriotes lañu sama gaay mouvement dafa jot loolu rek a ko tax a jóg ñun suñu idéologie mooy on ne fera point d'amalgame point de divergence yooyu yëpp amul ci biir mouvement dafa jot day respecter kenn ku ci nekk sa engagement politique ñun engagement patriotique la ñuy dox di xeex démocratie sax Sénégal mais injustice képp kuñ ko teg dañ koy xeex ak foo mën a doon parce que ñu bëri mën nañ ñoo gis ci procès Khalifa Sall jàpp ne ñun dañuy politique mouvement bi li ko tax a jóg xeex injustice ci la bokk kon dañ ciy dem ñun yàgg naa ko wax dinaa ko répété waat Khalifa Sall moo jëlul ñun suñu yoon nekku ci mu ngi mel ni Assane Diouf rek ñu bëgg fi nekk naan way Assane Diouf waruñ ko organiser mais Assane Diouf dañ koo jàpp injustement dañoo jàpp Assane Diouf ci lu dul dëgg Assane Diouf bu tooñoon laa wax bu tooñoon barke Serigne Bamba man duma ko jàppale mais daa tooñul kenn Khalifa Sall
ñun moo def deful moo jël jëlul suñu yoon nekku ci. ay Siré Dia ñu ngi fii Siré Dia bu poste mu ngi fii détourné ay milliards dooméram ji yoroon port autonome de Dakar mu ngi fii Cheikh Kanté ay milliards la détourné Pape Mayel Diop xawma bu directeur des aéroports du Sénégal mu ngi fi jël suñu xaalis ñu leen di parrainer ay lamb suba ngoon guddeeg bëccëg ñu bëgg a def benn tongal ci Khalifa Sall ñu ne non dañuy dem suba bu ñu jàppoon Ousmane Sonko ci lu dul dëgg dañuy dem bu ñu jàppoon Idrissa Seck ci lu dul dëgg dañuy ciy dem ñun ci loolu la ñuy dox mouvement dafa jot amul naafiq nit ñi nag ñu ngi wër di wax surtout nag ñi nga xam ni moo tax gis nga ku la jege pour mu yàlla nañ ñu dimbali rek maa ngi def live bu leen wootee te yàlla tax kon tey naafeq yi ñu ngi wër di tararar di comme mouvement bi daal commencé nañ koo dégg mouvement bi commencé naa def ay action ku nekk nag naan waaw mouvement bi lii mouvement bi laa di xoolal faale wuñu seen ndey ak ku ngeen mën a doon ak fu ngeen mën a bokk faale wuñu leen ñun dinañ nekk suñu objectif kenn duñu détourné billahi wallahi taalahi man su ma demee man Galsen ba xam ni doyatuma waa mouvement dafa jot tey pare naa pour jël ko ñu jox ko koo xamante ni man moo ma ko gën bu ma ko gisoon tamit ku ma ci gën a xër ëpp ma ko mën ma ko it man ma jox leen ko bu ngeen seetoon yéen waa mouvement dafa jot koo xam ne kii doy na leen itam man nangu naa topp ci ginnaawam mais ñii wër di yàq der di wax waxi dof xalaat leen ni bis dina ñëw ñu suul leen ci biir pax ngeen nekk fa yéen kese ak seen borom fen yi ngeen di bàyyi fen baaxul yàlla dafa xaraamal fen dafa bokk ci bàkkaar yi gën a rëy pourquoi fen xamante wuñu li ñuy bëggante yëpp amul kenn koo xam ne mës na maa teg bët amul kenn ku mu ci mës a teg bët léegi taxaw di fen pour lan lu ngeen may def da ngeen may dóor damay laaj ndax da ngeen may dóor bu ma taxawoon di leen lan ngeen di def sarap ndeen du ngeen ko def ma gars yi maa ngi jégalu quoi parce que am na yoo xam ne xam nga doo ci bëgg sax dugg mais xam nga Sénégal mooy loolu quoi naka ngay nekkee ci armée bëgg jël ay gànnaay dem di xeex ak ennemi ay propre soldat ñu ngeen bokkal benn tenue wëlbatiku di la jam dans le dos di la jéem a poignarder wala di la gasal kàmb moo tax ànd ak yàlla rëcc a wóor ànd ak yàlla kese moo wóor yàlla ku ànd ak moom rek wallahi doo mës a rus te ñun duñu mës a rus parce que yàlla la ñu àndal lépp lu ngeen mën a wax ci Galsen wala ci mouvement dafa jot bàyyi nañu leen ak yàlla na yàlla àtte yàlla na yàlla leeral yépp ñun yàlla la ñu àndal parce que dëgg la ñuy wax yàlla ci ay turam alxaq ci tur yi la bokk mooy dëgg gi ñun tur boobu la ñu jël moomal ko nag dëgg gi révolution bi ñuy def ci dëgg lañ koy def Macky Sall tëbuñu tëb rek parce que dañ koo contre déedéet dañ koy xeex parce que nekkul ci dëgg lu waay di def rek nay doon dëgg rek moo wóor ñun ñëpp dañuy dee bon Moussa Ndiaye bëggee Hems Dia jaajëf madame Mayga bëggee Thiès Diène bëggee naa la Viviane jaajëfatee Mam Sène Rabi Fël Sey Safal Sap jaajëf Ibrahima Faye bëggee naa leen yéen ñëpp mouvement dafa jot waaw di leen jox daje la semaine prochaine incha allahu taala xam nga
bu ko defee ci yeneen bërëb di parce que mouvement dafa jot moom di ngeen commencé dégg ay action waaw képp ku bëgg a liggéeyal sa réew rek di nga da ngay fekk si mouvement yi bu ko defee ñu boole suñuy doole xam nga jaajëf Grand Mar bëgg naa la lu bëree bëri waaw Grand Mar yaa ngi béy sawaar jaajëf Mame Thierno Ndiaye yow tam yaa ngi def lu nice grand bëgg naa la jaajëfate waaw bëgg naa leen yéen ñëpp bëgg naa leen yéen ñëpp billahi laa boron jaajëf siyaar jaa ngeen jëf kontaan naa bu wér a wér incha allahu taala gannaaw ba ñun ci dëgg rek la ñu wéeru mooy yàlla suñu borom gëm naa ni dañuy am ndam big up Rachid jaajëf di leen bëgg lu bare dafa jot rek waaw jaajëf généralu fipp bëgg naa la jaajëfa te bëgg di leen jox daje kon semaine bii di ñëw xam nga di leen encouragé ngeen gën a jàppante bàyyi wax ju sew ji te jaru ko ñiy wax nañ leen bàyyi ñuy wax rek ñun ñu jéem a avancé waaw jaan jëf Ibrahima bëgg bu wér a wér